طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع. sunna ordre la sunna nizam la sunna civilisation la te mun naa ci wax lu bare bare. ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم. Quand je parle de Braham Diop, je sens que je parle de moi. Parce qu'on était des deux complices. Que Baye nous a renforcé les liens entre nous deux. Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nag kenn la ci alaam yooyu nga xam ne yàlla may na ko mu juddu ci usra boo xam ne ñun xam lañ ci diine ci ay maamam waaye juddu ci alaaqa bu wér baayam di Baye Mahmoud Diop nga xam ne kenn la ci kàngaam yi àndoon ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu juddu ci loolu mu tuddee ko jox ko xale bu sabar la woon bu yëngatu te bëggal boppam it jàng sama baay yóbbu ko woo Baye Abdou mu ñëw Baye Ablaye Diop mu ne ko baraam mi yotal ma ko sëriñ bi ko mu dalal ko jàng biñ koy jox baay boobu matagut a dal jàng moom oustaz sax nettali nañu ne biñ ko indee ci perron bi amaa ñu koy jox maam Roqi Njaay baay dafa dégg xale buy jooy ci perron bi mu ne ko kan la ñu ne ko Mahmoud Diop de moo indi lim la tuddee woon mu ne Mahmoud de dafa bëgg lum joxe rek waaye kooku day matagut a dal jàng kon teel naa ñëw. noonu la ko baayam ñëwee jox baay na ko nag léegi dama bëgg nga nekk continuité sa baay parce que li ma bëgg a def ci sa baay ak li ma ko bëgg a fayee xajut ci dund doomi aadama donc dama bëgg yow gannaaw sa baay nga nekk continuité am li ma bëggoon a def ci yow ma continuer ko ci moom donc li ngay gis nii yëpp liggéeyu baayam moom oustaz la baayam moo ko liggéeyal mais xajut ci dundam loolu mu continuer ci dund. maam Roqi néegam la ko teg baayam indi ko fa lal ñu defaral ko moom mu di ko tëdd. ñun dañu màgg rek fekk ko fii ci kër gi donc ko fekk comme ni ma fekkee El Hadj Abdoulaye Cheikh Ahmad Tidiane suma mag yëpp ni ma leen gisee rek noonu laa ko fi gisee ci kër gi donc bala maa xam ne du suma mag dinaa dem ba am xel door a xam ne ndekete du suma doomi baay waaye ñoo bokk yëpp daal. Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nag ñëpp xam nañ ko ci njëriñ yi nga xam ne jëriñ na ko mbindee fi xusuusan ñi nga xam ne ay taalibe baay lañ di ay mbokkam ci baay jëriñ na leen ba sonn ci xam-xam yi nga xam ne moom la baay doon jàngale ci xam-xam yi nga xam ne itam moom la baay bind lu ci bëree bëri lu ci lëntoon rek leeralal na ko nit ñi. mu wattu alquran mu jox ko shahada boo xam ne moo ko bindal ci jamono jooju jàngal ko ba óolu xam-xamam di ko waxloo ci mbooleemi géew yi. xam-xam bu rëy te yaatu te rafet te leer te yooyu dendale ko boole ko amee ko daanaka kenn mënu ko kon ku ko man dañ la koo man loo ku ko man loo mooy baayam sëriñam xaritam turandoom soppeem àndandoom ki ko dénk
lu bëri lum nëbb ak lu bëri lum ko may mu feeñal ko muy Cheikh Ibrahim Alhaji Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy turandoom. Baye jox na ko lijaasa bi nga xam ne kum ko daan jox daf lay wax ne hazihi hiya tijaaniyatu kulluha mooy fi mu dajale sanadam yëpp muy juróom fukki sanad ak ñaar yoo xam ne Baye am na ko ci tariqa bi Baye jox na ko ci ndigal te kayit gi nga xam ne moom la Baye bind Sidi Ali di ko wax ne ko suma tukki mi ñii ak ñii laa jox ndigal turam mu ngi ci kayit googu te maa ngi ko amee. al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop te alxuraan waxoon ñu wa ma shahidna illa bi ma alim na ñun liñ xam ci moom mooy la ca jiitu ab jullit la ca tege mooy ku ragaloon yàlla la ca tege mooy ku amoon xam-xam la am xam-xam gi nag moo ko yóbboon ci mu bëgg ñooñ xam-xam di ci liggéey di ci gont di ci xëy li mu xamoon ci Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass yaatu woon lool te itam mu xamoon nu mu koy joxee nekkoon ku pédagogue bëgg xam-xam ba tax mu bëggoon borom xam-xam yi man mën naa ne samay seede foofu lay jëm. Oustaz Barham man maa ngi xamante moom depuis 68 booru 67 68 mais xamante min bayit du xamante bu ñu jóg mais dama ko parce que booba man dama nekk taalibe Kaolack di jàngee fu ñuy wax Saara Njugaari kër Alaaji Ahmad Ndiaye Arout foofu laa doon jàngee moom mu nekk Medina yàlla def nag mu mën arab loolu te booba ñun taalibe yi dañu bëgg ku mën arab man mën naa wax ne sama njàngum arab Oustaz Barham bokk na ci li tax ma jàng làkk arab loolu moo tax ajjuma jot dañ naan ne Medina ngir ñaari mbir benn gis Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass bu jullee ba pare ba wéeru ci minbar bi di jàng xadisam yu bëri yooyu loolu da daan dem di ko seetaani ñaareel bi mooy bu ñu génnee dajeeg Oustaz Barham ci mbedd muy làkk arab parce que booba defe naa am na téere bu mu doon jàngal taalib yi yëpp ñu ko bokk bu dul durée di daaliye nga xam ne ñëpp ko xamoon moo ko doon jàngal yëpp. Oustaz Barham cër yu bëri ñoo ko seq kan mooy Oustaz Barham kuy tudda Barham di nga tudda Cheikh al Islam et Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim radiyallahu taala anhu wa nafaana wa barakaati ku ne koo xamante ni moo ko yaral boppam ci ñaari yar nag yar na ko yaru biir waaye yar na ko yaru biti su ma nee yaru biir nag kooku leneen la mooy ni defal na ko tarbiya defal ko tarqiya ànd ak moom ku xool bu jëfee def rek nga xam ni mag dugal na loxoom ci moom. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Barham Diop dafa bokk ci ñi nga xamee ne si ay chance am la bokk ngir lan nga na mu namoon ca moom na mu ko uufee na mu ko yare ngir la mu namm ca moom amul lenn loo xamee ne li échec na ci lépp feeñ na na nga xamee ne moom noonu la ko yaakaaroon ci moom yàlla def na si sutura dara manqué wu ci loolu moo tax mu jël ko maw nii Cheikh Barham Diop donte ne sax ay atam bariwul bariwaay boobu ndax à moins de 30 ans ay à peu près ay 25 ans si environ donc mu jël ko teg ko ci wetu un chef d'État de renommée mondiale de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah xaritu Cheikh Ibrahima la woon xaritam dëgg ba nga xam ne daana ko dimbanikoo ci ay ñaan pour mu di ko ñaanal daana ko dimbalal toon kam ci xalaat aussi ci xalaat alors diggante Kwame Nkrumah boobu ak Cheikh Ibrahim foofu la Barham Diop nekkoon di liggéey bon donc moo ko jox liggéey moo ko jox ndigal na dem jàppalante ak Kwame Nkrumah ci xalaat boobu nga xam ne am na ko pour Afrique ak naka lay mën a indee ay enseignements yoo xam ne dëgg-dëgg Afrique am na lu mu participer ci évolution monde bi waaye nag su fekkee africains yi amuñ ko leen ko jàngal teg ko ci seen buntu dañuy roy tubaab yi rek mais duñ gis seen bopp jamais. fa salaamun alayka min waafid Ifriqiya al-xadraa
الذي يرى في مجلسه دائما تشرفا أكثر منه تدريسا، ومن إخوته في الإيمان والدعوة. ولا أشك في أن كثيرا من خيام موريتانيا وشوارع السنغال رغم المشاكل ينصتون الآن إلى هذا الدرس لما ألفوا ويألفون من منافع هذا الموسم الخير. فبارك الله فيكم. Au mois de mars 2011, nous nous sommes rendus à la faculté des sciences sociales et humaines de l'université de Mohamed V Agdal. Et en discutant avec le doyen là, de l'époque, Abdrahim Benhada, qui est historien, professeur depuis longtemps, il nous a fait un peu l'historique des études africaines au Maroc. Alors on nous disait, bon, vous savez, il faut savoir que notre interlocuteur principal à l'époque, qui a été l'espèce de hôte pour l'Assemblée générale, c'était l'Institut d'études africaines. Parce que la vice-présidente de Corée-Syria de l'époque, Fatima Ara, qui est actuellement la présidente, était la directrice pendant un temps de l'Institut d'études africaines, et elle, quand elle n'était plus directrice, était encore professeure dans cet institut-là. Et donc, c'était un peu notre interlocuteur. Mais on a fait le tour pour rencontrer les autres universités, les facultés. Alors, à cette institution, le professeur Bernard nous a dit, vous savez, en fait, les études africaines sont parties d'ici, de Agdal, et que ce qui a déclenché le processus qui a mené à la création donc, de l'Institut d'abord, de la chaire, et ensuite de l'Institut, c'était une conférence qu'un alim sénégalais avait fait devant le roi Hassan II. Elle dit que bon, d'habitude le roi ne parlait pas après les conférences, là, les durs sassaniens. Il venait, il s'asseyait, il écoutait, puis il partait à la fin. Mais cette fois-là, il a écouté le professeur, le alim, il disait, et il a été tellement impressionné qu'il a pris la parole. Exceptionnellement, il dit, mais là, on a entendu ici quelque chose qui est tellement important qu'il va falloir qu'on se mette à l'étudier et qu'on crée les conditions pour que ce savoir-là soit enseigné, étudié et enseigné dans les universités marocaines. Et c'est là qu'est parti un processus qui a mené à l'adoption d'un décret. Et après, ils ont ouvert donc la chaire, créé la chaire d'études africaines. Ensuite, c'est devenu l'Institut d'études africaines qui est encore en existence au Maroc. Alors je lui ai demandé qui était cet alim sénégalais. Il me dit Ibrahim Mahmoud Diop. Feu Ibrahim Diop a aussi assisté aux différentes causeries religieuses depuis Durus al-Hassaniya depuis des décennies, donc principalement la causerie qui a été à l'origine de la création de l'Institut des études africaines, car après la fin de la présentation d'Abraham Diop, Feu Hassan II, roi du Maroc, a décidé la création de l'Institut d'études africaines. قبل الختم أريد أن أؤكد للعلامة صديقنا الشيخ جود على أننا نزولا وامتثالا للآية التي شرحها اليوم رسول منهم يتلو عليهم آياتي فتحنا كل إمكاناتنا لجميع الطلبة الأفارقة حتى يتمكنوا من تعلم العربية جيدا ومن الإحاطة بجميع فنونها، علما منا بأن القرآن والحديث هو إذا كان أحسن مدرسة للفقه والعلم والدين والعبادة فهو كذلك أحسن مدرسة للبلاغة وللشعر، بمعنى الشعر الخيالي التخيلي التصوري الخلاق البناء. C'est le professeur Barham Diop qui eut l'idée de la création de l'Institut. Ainsi, en 1987, plus précisément le 15 septembre, sur les directives de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que l'Institut a été créé. L'Institut débuta ses activités en 1990 comme centre de recherche en sciences humaines et sociales portant sur le patrimoine commun maroco-africain et les différents aspects des civilisations, des langues et des dialectes africains. Sénégalais bu mag, Sénégalais bu baax, Sénégalais bu bari xam-xam, Sénégalais bu tabe, surtout ci xam-xamam. Oustaz Barham Diop xam naa ko balaa may ñëw Sénégal
waaye contact bi ma am ak moom aéroport la amee xam naa ko balaa may ñëw Sénégal ndax man Maroc laa nekkoon yàgg naa fa lool foofu laa doon jànge te moom da daan ñëw di bokk ci ñi roi Hassan II yàlla na ko yàlla yërëm daan invité pour ñu bokk ci loolu ñu tuddee woon durusul Hassaniya nga xam ne ay borom xam-xam da daan jóge ci àdduna bi yëpp bu ñëwee di waxtaan ci wàllu diine Hassan II moo ko daan jiite doom ji sax mu ngi continuer di ko def donc ñun biñ nekkee Maroc dañ daan gis ci télé bi di gis ci journaux yi oustaz Barham Diop mu nekk ci ñi nga xamante ne dañ daan bokk ci mbir yooyu ñu na woon ko lool mu daan ñu siggil itam en tant que nit ku ñuul en tant que sénégalais. nee naa étudiant nekk Maroc di jàng que yaakaar naa ni muy ñëw di participer ci lu ñu tuddee ak durusul Hassaniya ramadaniya ci jamonoy Sa Majesté Hassan II doon ànd boobu Cheikh Nazir Niass moom yàlla na yàlla yokk ko ay leer muy macha allah le lendemain kuy sénégalais kuy africain rek da nga siggi ndax la fay daje ci kàngam ci àdduna bu Barham defee darsam ba génn ëllëg sa coow parce que jafee na boobu jamono nit ku ñuul taxaw ci xeeti borom xam-xam yi fi doon jóge fépp te ku ne xamoon na Sa Majesté roi Hassan II ni mu nekkoon ku bàyyi woon xam-xam mais tegu ci kanam loolu dund nañu ko mu am lu mu def ci ñun. te jeunesse bi tamit dafa fekk ne Baye mi ko yar philosophie moo doonoon Baye mu ne soo amee ca garage wu mécanicien ya benn mécanicien boo xam ne da nga koo yar ba def ci moom jikkooy lislaam pour kooku jottali sa message mooy gën a yomb yow nga jottali ko yow parce que mécanicien bi nekk ci biir mécanicien yi wax ak ñoom mooy gën a yomb parce que seen nawle la. Baye ngi nettali ci bandam bi mu demee Pakistan di wax xutba yi nga xam ne moom def na ko foofu wax na ne invité nañ ko foofu mu def fa fukki xutba ak ñett waaye bi ko waroon na fukk ak ñeenteel mu ne dañ ko invité mu ñëw ci mbooloo gis ne mbooloo mi ndaw yi ñoo fa gën a bëri mu ne ma wax Barham Diop mu wax ak ñoom ndax ndaw moo gën a mën a jeexital ci ndaw. métier mu nekk war nañuy woote ci yàlla. ndax ku nekk bu dégloo nawleem loolay gën a jeexital ci xolam bu déggee ci keneen. ndax ku nekk su déggee dégg ci nawleem loolay gën a jeexital mu déggee ko ci keneen. xutba mbooloo moo xam ne ay waxambaane rek lañ. ba muy xutba mbooloo moo xam ne ay waxambaane rek lañu. xam ne waxambaane wax ñu dégg. mu xam ne waxambaane day wax ñu dégg. moo gën a jeexital ci seen xol. moo gën a jeexital ci seen xol. fu muy waxee. Ibrahima Diop laa faral di àndal. te Barham Diop nii la faral di àndal. su ndaw yi xëppee mu wëcc ko mu wax. lu tax mu jógee ci daara alxuraan hadis nangam ak nangam dem àgg ci niveau pensée Lénine Kwame Nkrumah Karl Marx Engels ah ñoom ñëpp mu dugg ci seen pensée ba xam ko xam boo xam ne mun na dem ba ci bind benn livre parce que moom du dem ci lu doonul ndigal li fam yëpp du mënti mu ngi am mu ngi tënku ci Baye rek lu Baye wax loolu la wax lu Baye waxul waxu ko. te loolu ñaari mbir la boole dafa boole xam-xamam bu mu óolu waaye boole tim beneen mbir bi nga xam ne mooy tax xam-xam oote jëm ci yàlla gën a am jeexit muy ndigal ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla la waaye yàlla daf ne ko daa'iyan ila allahi bi iznihi oote jëm ci yàlla tukkee ci ndigal yàlla kon oote balaa gën a am njëriñ na fekk oote boobu jugee ci ndigal. Baye dafa bëggoon nit ko am qualité dafa bëggoon nit ko am fulla te itam dafa bëggoon feeñal liggéeyam ci doomu aadama yi ndax missionnaire la boo xam ne yàllaa ko ebal ci doomu aadama yi mu nekk wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour liggéeyal islam liggéeyal ak doomu aadama humanité loolu nag mu bëggoon fu mu ko feeñal li ko yàlla jox te feeñalukaay bi nag jafe mu gis Barham nag di feeñalukaay loolu taxoon mu sawar ci Barham. moom daal ci gàttal daal moom karaama Baye la maanaam Baye daal dafa mel ni ci oustaz kenn dafa bokk ci ñi nga xam ne Baye ci la bëggoon a wanee ne man
yàllaa ma may ba mën naa defar nit koo xam ne addina yëpp ko yéem te maa ko defaral sama bopp kenn fekkewu yàlla mayoon naka nag alfasaxa ak bayaan amoon na xam-xam mais xamoon na nu mu koy utiliser mën nga am xam-xam te doo xam noo koy joxe naka ci fànn bu ne nag ci ak niveau bu ne bu muy wax li yonente wax ni xaatibu naas ala qadri uqulihim moom def nag catégorie bu ne am na nu mu waxee ak ñoom xam nga nee naa la durus asaniya beneen niveau la intellectuel nga ñëwaat feneen muy beneen mais bu ci nekk di nga gis ni dina indi xam-xam te du déborder te tim naan na fa mag ña naanal nañ ko fa ñu nàndale mag ñi parce que ku bàyyi yar am fi mu jaar ak yow Barham boo xamante ni du woon ko ordinaire parce que àndul woon ak ko ordinaire kooku yàlla koy def. Ibrahima Diop dafa demoon Makka. bàyyi ne Ibrahima Diop mii dafa demoon Makka. rabita bañ fa sampoon. rabita ba nga xam ne moom lañ sampoon ca Makka. waroon nañoo daje ci weer wi passé fekk man mënuma dem. waroon nañoo daje ci weer wi passé fekk bàyyi nii mën da dem. waaye ba ma joxee ngant dañ ma tontu ne su ma demul daal foog ma yónnee Ibrahima Diop. waaye ba bàyyi joxee ngant dañ ko ne boo dikkut fokk da nga yabal Ibrahima Diop mu ñëw. ca la demoon guddi tey gii la soog a ñëw. ca la Barham Diop mii demoon guddi tey gii lañ soog a ñëw mi ngi nii. Oustaz Barham Diop maa ngi xamante ak moom ci 1973 ñëpp xam nañ ne moom daf daan ànd ak Cheikh Ibrahima Niass di dem ci li ñuy wax Ligue islamique mondiale muy mbootaay goo xam ne gi ñu ngi ko créé ci 1962 ngir mu boole mbooleem ñi nga xam ne ñooy ay njiit ci réew jullit ñi ngir ñu dajaloo di waxtaan ci intérêt nit ñi di décider ngir loo xam ne lii day tax l'islam jëm kanam. man nag fekk na boobu étudiant laa foofu yàlla dogal 1973 ñu daje Makka comme ligue bi daan def at bu nekk ñu def benn espèce su colloque dajale fa ñu bari ci borom xam-xamam jullit ñi ñu daje ñu waxtaan ci mbiri jullit ñi 1973 ñu def nu mel noonu bi ñu ko defee ma dem teewe ji ko bi ma teewee dégg ñuy wax yu am solo ci surtout sax mbirum jàngale. ma gis ci kenn koo xam ne kii sénégalais la mu waxtaan wi neex ma lool ma xaar ci buntu bi ba mu génn bi mu génnee ma nuyoog moom wax ko man maay kan mu wax ma moom tam mooy kan foofu lu ñu xamante ci buntu ba daal di fay fasante kóllëre ngir wax ju rafet jam fa wax te yàlla dafa dogal ba mu ko waxee ba ci suba sa daanaka foo dox ci Màkka rek dégg ñuy nettaliwaat la mu doon wax ak di ko yéem loolu nag tax yokk sama ak cofeel ci moom. Kër Baay Ñas rek la jàng waaye nag topp ko nag yàlla yi defal ko ci buntu mu xam li mu xam ci wàllu diine yàlla defal ko talent bu dee wax arab ñëpp dañuy bëgg bu dee ci arab yi dañuy jaaxle kii kan man waa daraja mais ay na jaar ñu ne min Sénégal kii fu mu kii kana kii fan la jóge Sénégal la jóge. كان من بين الموضوعات التي حاورت فيها Je l'ai interviewé sur des sujets parmi lesquels on peut noter l'islam en Afrique, les rôles des oulémas, le pèlerinage, la zakat, la jeunesse et l'islam. Il était jeune en permanence. L'islam est la langue arabe car il n'y aurait pas d'islam sans le Coran et pas de Coran sans la langue arabe. Notre professeur était sans complaisance le noir africain qui maniait le mieux la langue arabe. هو أستاذنا إبراهيم محمود ديوب. doon tam nit koo xam ne kii dafa ràññu ko ci dégg arab loolu moom àdduna si yëpp xam nañ ko daanaka fu mu masaa dem bala ñuy déglu sax li muy wax dañuy déglu li mu koy waxee maanaam arab moom amu ci woon denn ci maîtrise ko yàlla même maîtrise langue arabe daanaka loolu moo tax arab yi bu masaa ñëw duñ bëgg sax mu jóge fa ndax yàlla yolam ko yàlla may jàppandal ko yàlla may ci wàllu làkk arabe. Moi je me souviens avoir rencontré des gens qui m'ont demandé si je connaissais Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop. Même en France il y a un Libanais que j'avais rencontré un jour qui m'avait dit est-ce que vous connaissez celui-là? Je lui dis bien sûr. Il me dit sa connaissance de la langue arabe est vraiment extraordinaire. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait l'unanimité. Il a même parlé en Égypte un jour en présence du président
Hosni Moubarak et d'autres personnalités où il a fait des discours en arabe. Sa connaissance de la langue arabe est vraiment extraordinaire. ba muy ñëw Égypte ñun fa la ñu fekk keroog dafa fekk ñaari ministre di ko xëccoo Mahjoub mooy ministre bi amee mbiru diine ci Égypte ki nga xam ne moo amee mbiru diine ci Maroc ñoo ko invité léegi ñu war a def benn bés boo xam ne dañuy teral mbooleem ñi mokkal alquran Égypte invité mbooleem borom xam-xami àdduna bi après ñu tànn oustaz ne ko nag yaay wax ci turu monde islamique mboolem ñi nga xam ne ñooy monde islamique yaay wax ci seen tur keroog yàlla def na bi muy solu sax mu ne ma bàyyi ndax bii baax na keroog ñoo ànd jóge ko hôtel ba àgg waaye fi ñu ci gën a neex mooy fi mu waxee ba monde islamique yëpp jóg di tàccu Moubarak tourné sésam bi parce que mooy jumla jooju moo waxoon muy phrase bu garaaw kittu artabiku marratayn marratan id usirra ilayya annani shurriftu wa kulliftu bi ilqaa'i kalimati almukarramin walakin sur'aana ma zaala alirtibaak iz tadakkartu anna dimmata almu'minina waahidatun yaqumu biha adnaahum waaye bi ma fàttali ko waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne li nga xam ne moom mooy kóllëre rek jullit ñi ñëpp ka gën a néew doole ci ñoom mën na koo gàddu ba ma ko fàttalikoo rek le tremblement ba dañ ma concentré waat waaye nag yéen monde islamique yëpp maa ngi leen di wax tey ne leen amoon na benn xale benn jeune ca biir Sénégal bëggoon a jàngi monde arabe ci jamono colonialisme bi benn fonctionnaire bu ndaw baare ay kayitam ba mënta génn jàngi waaye mu dogu taxaw ne danaa des suma réew jàngee suma réew pour won àdduna bi yëpp ne leerul islaam leeru xam-xam amul benn loxo bu ko mën a baare ndax moo jóge woon Médina ba agsi ci ñun xale boobu tey moo taxaw tey fii ci Égypte di wax ci monde islamique. dem nañu Mali Guinée Burkina Faso Niger bi oustaz di dem foofu la dafa fekk association yëpp taxaw lànk lii dañuy wor l'islam oustaz bi bu ñëwee def ak ñoom conférence fukki association ak benn ci saa si dañu daal di wëlbatikuwaat daal di ñoom dañuy regroupé wu def benn regroupement bu ñu tuddee groupement des associations islamiques pour la population et le développement GAIPD. dama voyagé daaw jéeg benn voyage boo xam ne benn président moo ma invité woon dañoo niroo tur ñu koy wax Mamoun Abdou Qayoum bu Maldives. waaye la ma gën a neex mooy dañu toog gannaaw bu ma recevoir bureau mu invité ma reer këram ñu toog di waxtaan mu ne ma man daal am na benn waay daal man war nga koo xam yaakaar naa ma ne ko kan la mu ne ma Ibrahim lañ ko wax Ibrahim Mahmoud ma ne ko Ibrahim Mahmoud ban mu ne ma waa xaaral attends daal dugg ci chambre-am génne ma loo cassette vidéo yoo xam ne ñu ngi ci def photo Ibrahim mu ne ma mu bii ma ne ko kii mooy Ibrahim Mahmoud Diop Sénégalais la moo doon secrétaire particulier buy ànd ak Cheikh Ibrahima mu ne ma kii yàlla l'islam amuñ ko mel ni kii en tant que chef d'état mu ne ma kii te docteur la moom Azhar la jàngee ba génn mu ne ma l'islam amuñ ko mel ni kii mu ne ma man moom kasetam yëpp lay seetaan conférence yi muy def Maroc yëpp maa ngi koy am mais bu ma mënoon a am sax ya muy def Sénégal ma am ko. ëpp la xam-xam ëpp la wërsëg ba noppi gën laa yaru oustaz ku yaru woon la noo mën a mel boo ñëwee dana la jox sa cër dana la jox sa wàccuwaay te it ku oyofoon la oyofoon na ba boo ko fekkaan ak njabootam day mel ni ku toog ak ay moromam. yàlla may na ko xam naa am na ñu ma gën a fasaa ñu ma ko gën a xam ñu ma ko gën a miin mais bokk na ci yu ma jàngee ci moom fexeel ba sa noon bu mu la yàpp ba bu ñëwee wax la mun la wax yeggee lu nekk mais oyofal it bay say xarit buñ la ragal a wax dëgg loolu daf ko moom da ko doon dundee bu dee yëpp ñàkk fay daal tax a jug doo ñeme oustaz bu dee dëgg nga nekk da nga def nga dëgg ñëw fekk mu oyof mu yaatu.
oustaz boo toogee ak moom ci lay yar ci la lay yar ci nu muy waxee ci nu muy toogee ci ni muy lekkee ak ci ni mu lay jàngalee ni moom ku woyof la te doo ko yab moom ku woyof la mais doo ko yab et là ça c'est très important. Suivant les pas de son maître, Baye Niass, Oustaz Barham Diop, durant toute sa vie, a contribué à l'expansion de la Tijaniya dans de nombreux pays. Il est inconcevable de parler de la Tijaniya sans faire allusion à Fès. En effet, c'est à Fès, cette ville marocaine située à 180 km à l'est de Rabat, que repose Cheikh Ahmed Tijane, le fondateur de la confrérie Tijaniya, qui porte son nom. Nous avons visité son mausolée et par la même occasion, l'un de ses arrière-petits-fils a bien voulu témoigner sur Oustaz Barham Diop, qu'il a connu. الشيخ إبراهيم محمود جوب هو شخصية معروفة في هذه الزاوية، فالكل يحبه والكل يتعامل معه لأنه كما يسميه الكثير الأستاذ، فهو أستاذ في أخلاقه وفي علمه، حيث أنه رغم كونه قد تخرج من مدرسة من كبرى المدرسات الإسلامية والتجانية ألا وهي مدرسة الشيخ إبراهيم نياس رحمة الله عليه، فإنه كان رجلا عصاميا كون نفسه بنفسه وكان داعية بحاله وبمقاله، فقد كان باحثا في كل الأمور الدينية والعلمية، فكان شخصا محبوبا وعلاقته مع الكل هي علاقة علاقة احترام وتقدير. والمغرب يعرف الشيخ إبراهيم محمود جوب كما هو يعرف المغرب، فعلاقته بالمغاربة وبهذا الشعب علاقة وطيدة، فالملوك والسلاطين في هذه الدولة يكنون له كل الاحترام وكل التقدير، كما كان أيضا هو يحبهم محبة خاصة. وأكبر دليل على ذلك هو إحياؤه للكثير من الدروس في حضرة أصحاب الجلالة الحسن الثاني ومحمد السادس نصره الله، فكان حضوره دائما مشرفا للإسلام والمسلمين وللطريقة التجانية، وهذا ما نعرفه عن الشخص. À travers les 20 ans que j'ai côtoyé notre cheikh, surtout le mois de Ramadan, la période des Durus Hassaniya, le Maïmouna, vu que je prépare une émission, Fidila l'Islam, sous l'ombre de l'Islam, avec les grands cheikhs, mashayikh et les ulama qui viennent à travers le monde entier vers Durus Hassaniya, le Maïmouna, j'avais vraiment l'honneur d'interviewer plusieurs fois chaque année notre cheikh avec beaucoup de beauté et de bonté et d'intelligence spirituelle. Il vient pour vraiment nous donner ces paroles d'or, pleines de lumière, pleines de miséricorde, pleines d'influence et de l'impact, plein de beaucoup de savoir. Et lorsque je dis le savoir, c'est une lumière de notre Seigneur, c'est une lumière qui vient de la lumière divine, Allah, Allahu nuru samawati wal ard. Et on sent vraiment qu'il y a une lumière qui règne, qui vient de son cœur et qui se transmet à travers son visage. Et ce qui est beau, c'est que les gens qui travaillent avec moi à la télévision, et il y a une personne qui fait partie de Junoud Khafa. Il me dit vraiment, je ne trouve pas de problème lorsque je fais le montage de l'émission avec notre cheikh, parce qu'il n'y a pas de problème de lumière. Il met des couleurs vraiment jolies et gaies et qui donnent beaucoup à la caméra. Il avait une grande intelligence et ce qui était bizarre, c'est que je viens avec une couleur et je ne prépare même pas les questions.
Et il vient avec une couleur, avec un décor, et il y a une harmonie, comme si c'est le bon Seigneur qui fait la réalisation, aussi le scénario. Et c'était Rabbani. Et il me dit, on ne trouve pas de problème, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien. Il parle avec une grande spontanéité. Mais plus, avant même de terminer mes questions, il me répond parce qu'il sait ce que je veux dire. Comme s'il a vraiment le savoir de savoir qu'est-ce que je vais poser comme question. Masha'Allah. Rahmatullahi ala Sheikhna. Son éminence, Dr Ibrahim Mahmoud, était l'une des figures les plus brillantes de la Oumma. Il a consacré sa vie à la propagation de la science et à la clarification du message de l'islam et de ses objectifs à des millions d'individus du monde islamique, et ainsi qu'à des millions de non-musulmans qui percevaient son message, ses idées et ses efforts intellectuels. Il était le secrétaire général de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal, président de la Jamiatou Ansaruddin, membre de la Ligue islamique mondiale, comme il fut un habitué des forums et symposiums culturels dans lesquels sa connaissance et son expertise étaient sollicitées. Nous avons eu la chance à l'UNESCO depuis sa création en 1982 de bénéficier de ses fructueuses contributions. Personnellement, j'avais des relations solides avec lui et cela m'a beaucoup servi. وكنت أستفيد من علمه ومن خبرته ومن حكمته وطالما زارني في مقر Il m'a souvent rendu visite durant ses séjours au royaume chérifien du Maroc pour les besoins des cours hassanites ou autres séminaires. المناشط والمؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة المغربية وكنت Il fut toujours un immense plaisir de le rencontrer et de s'asseoir avec lui pour échanger sur des questions concernant la Oumma. C'était un savant, un sage très modeste, amical et prompt à servir les intérêts des musulmans et à l'avenir de la nouvelle génération. Oustaz Barham Diop respectait et avait de bons rapports avec les disciples des autres confréries. Il prônait véritablement le dialogue islamo-chrétien. Pour preuve, il avait fait une conférence dans une église. Moi, il m'a dit, je tiens de lui-même, qu'il était prêt à aller partout. Il m'a même dit qu'il a fait une conférence dans une église pour éclairer les chrétiens, pour éclairer ceux qui n'étaient pas musulmans. Donc c'est dire qu'il avait une très grande ouverture d'esprit et quelqu'un qui était prêt à aller partout où n'est-ce pas, sa connaissance était demandée, son expertise était demandée, donc très généreux et très disponible, toujours prêt à aller intervenir, à donner des conférences. هؤلاء الأعلام هم الحاج عبد الله نياس، وتاريخ الميلاد الذي أشرت إليه الآن تاريخه عام 1847. وبعد 7 سنين كان فدرب يخطط ويستولي، وكان ميلاد الحاج مالك سي وميلاد الشيخ أحمد بامبا. أشير إلى الشيخ منتقى تال، وهم المؤسسون للجمعية مع السادة المغاربة. إذا ذكرته ومن معه ذكرت ذرية الشيخ عمر الفوتي المجاهد العالم الفقيه المالكي الأشعري التجاني المسلم. أقام ما يسمى بدولة التجانيين في غرب إفريقيا كما سماه أحد المؤلفين، وما زال الخير في ذريته إلى لحظتنا هذا، وهنا الشيخ يمثلهم. وأشير حسب التسلسل السني أو حسب السن الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ أبو بكر سي ابن الشيخ الحاج مالك سي. الشيخ حاج مالك سي رجل علم وفقه وأدب
وشعر وتصوف وجهاد استطاع أن يحافظ على الذاتية الإسلامية وأن يعبئ شعب كما قلت في البرلمان، وكأن حلقات ذكر عندهم صباحا ومساء سيمفونية مقدسة جمعت السماء والأرض، فأصبحنا والحمد لله كأن لا أثر لوجود الفرنسيين في بلادنا تلك المدة الطويلة. والشيخ عبد العزيز بالذات هو رئيس الجمعيات الإسلامية في السنغال. ثم نأتي إلى الشيخ عبد الله إبراهيم نياس، ولا أزيدكم به معرفة، فهو عالم وابن عالم وحفيد عالم، فجده هو الذي جاهد وعلم وصبر وصابر، وأبوه كما قلت في البرلمان قد بنى أخوة إسلامية من سنغال إلى وادي حلفة في السودان، فحيثما حل عارفه أو منتسب إليه يجد أهلا بأهل وجيران بجيران. ثم يأتي محمد كنت من ذرية الشيخ مختار الكنتي الكبير، بيت علم وجهاد وفضل وولاية كالآخرين. وكذلك حاج مالك سي، ولو أنه من نفس الذرية ولكنه ابن الخليفة شيبة الحمد الشيخ عبد العزيز سي الخليفة العام. mboolem mag ñi Sénégal wax nañ ci moom, li ma ci nettali tuuti ci moom laa ko déggee. nee na mas na nuyu ji sëñ Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anhu. bi mu demee ci moom moom ak mboolem moom jiite woon ay ministère nga fa woon ak lu nekk ña nga fa woon. waande biñ demee di ko présenté loo xam ne ci diine ji lañ woon dem di ko yëgali, bañ demee ba yegg ci moom bañ defee la ñuy waxtaanee ba pare, alors ba ñëpp génn, moom dafa ñëw des ci gannaaw ñëw, comme nee na moom loolu nu muy doxalee la ci diggante moom ak kilifa yi. dafa des gannaaw ñëw nuyu sëñ Abdou Khadir Mbacké, mais nee na bi mu ko nuyoo daf ko wax man la oustaz, mu ne ko man daal barki démb dem naa Kaolack, yow laa njëkk a laajte, mu ne ko mu ne waaw, mel ni ku xaw a yéemu noonu daal, mu ne ko waaw parce que yow depuis 1963 ba nga demee Pakistan ba léegi maa ngi toppatoo say mbir. mu ne ko yooyu mu ne bi mu ko waxee depuis 1963 ba léegi maa ngi toppatoo say mbir, oustaz ne ko mu ne waaw parce que nee na mag ñi li leen yitteel loo ci laal da ngay mujj yitteel leen. loolu la ko tontu ci ni mu ko nettalee, mu ne nga bàyyi boobu. ñu teg ci quelque temps mu jël àndaat ak xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim Alhaji Abdoulaye Ibrahima Niass, ñu dem nuyu ji sëñ Abdou Lahad Mbacké. nee na bañ defee la ñuy waxtaanoo ngan nga ba mu jeexee it moo des gannaaw ñëpp nuyoo moo mujj nuyoo. ba mu nuyoo sëñ Abdou Lahad Mbacké nam ko nettalee ci fullaam di rëjë daf ne ko bëgg nañ ci yow. te nee na loolu tuuti la, mais lu poids bu rëy lay peser. donc foofu tamit wax na ci loolu ci mag ñi, ci lu mag ñi wax ci moom ci lu rafet. dem na Laayeen ànd fa ak mbooloo moo xam ni moo leen jiite te dara yëkkatiwu leen lu may dox lislaam. bañ demee ci Maam Raan tamit ci Laayeen bañ waxtaanee ba pare, Maam Raan ki mu àndal doomam ji mu toogal doom jug génn, mu ne ko oustaz mu ne ko na nga xam ne de boo ne bismillah ci télévision mbaa ci rajo ba ngay wax asalaamaaleykum na nga xam ne maa ngay déglu de. mu ne ko waa papa loolu moo tax du lu ma neex ma wax de, xam nga loolu kon lu rëy la. Barham dama bëgg a wax ci biir Sénégal ci biir këri diine yi nekkoon na ko trait d'union la. boo déggee waxam loolu la sama baay boobu wax xalifa moo dëgg pire la. booy wax duma nangam parce que xamoon na sensu responsabilité bi mu yor. l'islam ku ko yor da nga war a dajale, mais waroo wax luy tas kenn. ki nga xam ne ni nag man sama diggante ku nekk am nga koo gën a xaritool, waaye man jàpp naa ne mboolem sëriñ si ku nekk xaritoo nga ko, waaye ni meloon ak maam Abdou Aziz Dabakh néew nit ku ko mel ak moom ci kaw suuf. te maa ngi dégg mu nettali ci moom, te daana ma nettali li may doon nit ku xeebu wax dëgg yàlla am, waaye li ma ci fàttaliku daal nee na mus na dem ci mbooloo moo xam ne maam Abdou Aziz Dabakh dañ ko fa invité mu dem ñëw. moom dafa yéex a ñëw moom oustaz, mu ne bi muy génn dayeeg moom Abdou Aziz Sy Dabakh di génn, mu ne bi muy génn alors ñu ne ko signalé ko ne ko oustaz Barham mi ngi ñëw. donc ci noonu mu maam Abdou Aziz taxaw, mu ne bi mu taxawee oustaz ñëw mu ne oo leen ma Barham mu ñëw, parce que kii dama ko yàlla def cofelam ci moom ci sama biir xol. bés bi ma mujj wax ak sëñ Abdou Aziz radiyallahu anhu, oyofam nga dañ ko oo ci semaine de la gastronomie marocaine, mu oyof ba dem fekkee ko ci bañ koy tëj ci Novotel.
moo ma njëkk a dem sax ndax man bi may dugg lay génn am ku ko signalé ne maa ngi ñëw mu taxaw ne Barham iitu bihi inna allaha jaala xubbahu fi suwaydaai qalbi man waxuma sax wax ji waaye làkk bi rek mu ne indi leen ma Barham indi leen ko yàlla def cofeeram suma biir xol ulaika abaayi fa jini bi mislihim ida jamaatna ya jarirul majaamiu boo amee ñu mel noonu ngay indil ma ci alxaaji Abdou Aziz Sy Barham Diop mas ta ñëw di ko seet si ànd ak doomu baayam di doomu baay Mouhamadul Amin ñu naan ko Baba Lamine fii ci pom bi dafa nuyoo rek góor gi shaa'ir la mu sadd ñaari bayt ci Barham ne barhaamu inni la mushtaqun li ru'yatihi li tuuli ahdi bihi bushraaya luqyaahu moom Barham kafaahu faxran wa izzan wa siyaadata an cheikhul machaayixi fi l islaami rabbaahu. te loolu dëgg-dëgg bu ko waxee ñun gëm nañ ko ndax góor googu képp ku mu bëggoon rek yàlla moo la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la bëgg. ñëpp la amante na ñëpp fii man la fi gënoon a collaborer waaye am na ñëpp ne Moustapha Cissé am na alaqa kër Cheikh Ahmed Bamba ndax ñëpp lu baax lay wax ci ñoom ñëpp lu baax lay wax ci ñoom su ko defee mën naa ni doomu kër diine yëpp la woon waaw ñoom ñuy doomoo ko nag wala ni ko yàlla bind et puis bariwul wax ku teey la bana xam ku teey la bariwul wax lu mu xam moo koy xamal boppam waaye du ko wax kenn ne aussi kaana mutawaadi am waaw ba noppi itam ne ku modeste ñun man li ëppoon man lay waxal ñun suñu waxtaan guddi lay doon mu ñëw fekk ma sama néeg wala mu fekk ko néegam ci bu ñu tukkee dañuy toog di waxtaan ba déggee ñu noddu ci jàkk yi ñun waa biir de set na man ko wax xanaa ñu dem julli ji boobu door a nelaw suluf noonu lay naan def toujours dégg naa ne ñu ni al amin alxaaji Abdou Aziz Sy dégg naa ba góor gi génne àdduna ba mu fa demee def na fa seede wane ne Barham du fen mukk Barham du jëw Barham du wax lu dul dëgg te loolu rek doy na mérite daaw parce que yonent bi salaa salaam biñ ko laajee jikko yi bu ne ñu ne ko ndax mën naa nekk ànd ak julli daf ne déedéet daf ne waaw mais biñ ko def fen daf ne fen moom julli du ko def kon bu ko ku mel ni sëñ Abdou Aziz Al Amin mi ñuy dàkkantele ku wóor ki taxawee ci dëjëm tànn jikko yëpp ne Barham du fen loolu rek doyoon na seede comme moom donc li ma wax yëpp dugg na foofu ku dul fen lu ne mën nga ko nekk ku dul fen lu ne mën nga ko am kon yàlla na yàlla taas ci barkeem. wóor na ma ni de Sénégal gi Cheikh Ahmed Tidiane Chériful Fatimi Barham Diop Cheikh Tidiane xam na ni Barham Diop ci ñi mu am Sénégal la bokk. ndax doon kewoon ngeen d'accord ma wëcc Barham mu tardé guddi tey jii ak li mu fi wax. ndax doonte koon ngeen d'accord mu wëcc Barham mu tardé guddi tey jii ak li mu fi wax. moo tax ba mu ko ñaanee ngant mayu ko ko. waaye foog naa ne bi mu ñëwee it xol yëpp sedd na. waaye foog na ne bi mu ñëwee it xol yëpp sedd nañ kuy. kon Ibrahima ñu ngi lay wax jërëjëf. kon Ibrahima ñu ngi lay wax jërëjëfati. wala jërëjëfati. wala jërëjëfati. xol yëpp dund nañ. xol yëpp dund nañ. jotaay bi. jotaay bi. mat na ba noppi. da ngeen ñëwoon da nga ñëwoon ngir ziyaare si Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. pour siyaare si Cheikh Ibrahima di radiyallahu anhu. wax na ak yéen. wax na ak yéen ci làmmiñu Barham Diop itam. rabibu Cheikh nga xam ne bàyyi ko yaral boppam. nga xam ne bàyyi ko yaral nga xam ne bàyyi moo ko yaral boppam. ànd ak moom ci teew ak ci tukki. ànd ak moom ci teew ak ci tukki. jàngal ko yu bëree bëri yoo xam ne jàngal ko keneen. jàngal ko yu bëree bëri yoo xam ne jàngalu ko keneen. lii nag noonu la mën a demee. lii nag noonu la mën a demee. ndax ku xam bàyyam Mahmoud Diop. ndax ku xam bàyyam Mahmoud Diop. ak ni mu jeexee woon ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. ak ni mu jeexee woon ci Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. te lu jiitu muy jeex ci moom dafa jeexoon ci El Hadj Abdoulaye Baye. te li jiitu muy jeex ci moom dafa jeexoon ci El Hadj Abdoulaye baayam. kon nag tey. kon tey. ñun ñëpp dañ nangu ne yàlla fay na ko ci Barham yi. Oustaz Barham mooy koo xam ne matal na la taxoon baayam turandoom xaritam soppeem ki ko sol te nga cut te mooy Baye Niass
moo ko joxoñ muy benn baaraam ci baaraamam yu bari te loolu mooy woon kéemaan boo xam ne nu jamono gën a doxee ñu gën koo gis. li yàlla waxaat ne zarni wa man xalaqtu wahidan bàyyi maag koo nit doomi aadama parce que doomi aadama bu ma koy bind kenn fekkewu ko man kenn kese la li nekk ci yëpp maa ko def ci moom kon oustaz daal dafa mel ni bàyyi bi mu ko préparé ba pare loolu la bind ci kawam zarni wa man xalaqtu wahidan kii moom bokkuma ko kenn maa ko préparé sama bopp. seede boo xam ne maa ngi koy wax tey te yaakaar naa ne mu ngi door dugg ci noppam wala man waxuma ko toog naa ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu am fu mu waroon a dem am ngant mu téléphoné Baraam fekk mu nga tukki wax ak moom ne na continuer bàyyi lim nekkoon dem foofa fekk mu ngi doon préparé am lu mu doon bind mu daal ne jaru ko am na ku mu ko doon dicté nga di ko bind mu ne jaru ko comme jot nañ Baraam fu mu teew maa fa teew ci jëmm ci melo ci zahir ak baatin te lu mu wax maa ko wax lu mu bind maa ko bind ma ne loolu doy na ko puukare doy na ko ñu seedeel ko ba pencam yàlla. Il faut un recensement exhaustif de toutes les conférences qu'il a données au cours de sa carrière de plus de 50, je dis peut-être 60 années, tout ce qu'on a pu enregistrer. Donc, enregistrer, classer, cataloguer et mettre en ligne de manière à ce que les gens puissent en bénéficier un peu partout. Je crois que ça, c'est la meilleure façon de faire profiter de ces connaissances à tout le monde. Le mardi 24 juin 2014, la communauté musulmane venait d'apprendre le décès d'Oustaz Barham Diop au Maroc, à l'hôpital Mohamed V, à l'âge de 82 ans. La nouvelle fut propagée dans tout le Sénégal et à travers le monde. C'est la consternation et l'émoi à Medina Baye. yal na yàlla yokk leeram njobootam gi mu bàyyi gannaaw yal nañu dese barkeem te ñun ñëpp yàlla dolli ñoo taaj ci barkeem parce que lim ñu fi bàyyil doy nañu yóbbal ba bañ koy fekki. Que Dieu l'accueille dans son paradis avec son cheikh, avec Cheikh Ahmed Tidiane, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع